in a bid to help Gambia in the fight against the global pandemic. The West Africa Health Organization donated medical equipment to the Gambia. The Gambia government continues to receive donor aids from international organizations to help fight the pandemic in the Gambia and other West African countries. And for more, we go with this report. As medical assistant for the Gambia continues to arrive at the country's airport, the newest cargo is the one from the West African Health Organization. The substantial medical equipment from the regional bloc was escorted by the health organization's director, Stanley Okolo, geared towards helping member states in the fight against the global pandemic. The second aspect of how we are supporting in terms of fighting this pandemic is what you see today. How we are making sure that we bring in materials, bring in equipment, bring in things to support the country's efforts. On the aspect of what a member state gets from the package, Director Okolo said it is measured to the number of COVID-19 cases and the population of a country. All 15 countries of ECOWAS are benefiting from this. And the first batch of goods that we have purchased is about $8 million. And that is going to all 15 countries of ECOWAS. And in terms of proportion, we are spreading this to ensure that countries receive the goods based on the number of COVID-19 cases they have and the number of the population that they have. Those two things contribute to determine the number of equipment they get. The ECOWAS Special Representative Vaba Gayflaw expressed her sincere gratitude to the donor, saying it is a timely intervention. That this is coming at this time, because right now in the Gambia we are facing a lot of crisis. Yes, there has been a sudden surge. Everybody was relaxed, but we are very, very pleased that this intervention is coming at this very timely moment. Gambia's Foreign Affairs Minister Momodu Tangara received the package on behalf of his cabinet colleague, Minister for Health, who is currently under quarantine, has this to say. This COVID pandemic has proven to all of us that the world is a global village. What affects one directly affects all of us, and we are in the fight together. And we are grateful that ECOWAS once again has demonstrated its commitment to serving the people of the region. The Gambia continues to battle with the pandemic as surge in the number of cases reached 935, 16 deaths and 136 recoveries since the pandemic first case in the country 5 months ago. For iAfrica TV, Fatmata Fati. waaw mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee noonu jërëjëf Fatou ci report bi am na solo bu baax moon ña mbas mi moom kon ni nga ko waxee of course gis nga démba gannaaw nguur gi bu mu jëlee dogal ci beneen doxalin yokk mesures yi léegi ñu gën a taxawaat pour daaneel mbas mi pour ñu wax li nga xamante ne mooy xeex li nga xamante ne mooy COVID-19 coronavirus mbas mi am na ay ndimbal bi nga xamante ne Gambie amati na ko ci wàllu ay jumtukaay ak yu mel noonu pour gis ne daal li nga xamante ne mooy nu moo lawee ci dëkk bi ñu fexe daal nuñ koy mun a wàññee wala sax ñu jëlee ko fi loolu mooy taxawaay bi mun ña yaa ngi doon wax ci point boobu am solo balaa dog-dog boobu ma bàyyi rek nga continuer. waaw ndimbal bu am solo comme nañ ko waxee rek ñëw na si jamono bi nga xam ne ni soxla nañ si ndimbal bi wax dëgg yàlla agsi na si xam naa ne li ñuy wax rek xamoon ak yan xeeti bagage la ak yooyu noonu waaye xam naa ne lépp jëm na si lu jëm si mbiri mbas mi te loolu Gambie soxla nañ ko ak yeneen sax te xam naa ne nguur gi seen bopp ñàkkut ñu ngi tàllal loxo ñeneen li si mel ni lii ECOWAS la ñëw neen wala si mel ni tam maybe United Nations any xeeti mbootaay xeet yi nga xam ne ñu ngi si seen bi si biir réew àddina si yëpp seen dimbal right now réew mi soxla na ko rawatina lu jëm si mbiri coronavirus bi bu ko si wax dëgg yàlla mu nekk nii tiital na réew mi te wax dëgg yàlla gafaxa réew mi pour lu fa foguñ ne am na lu fa nekk loo xam ne mun na faj problème bi ñu nekk wala bu ko defee dana am feneen fu mu am problème si biir réew mi su ko defee comme façon ngi ndimbal yi wax dëgg réew mi soxla nañ ko te ñëw na si jamonom di wax ne rek nañ ko user niñ ko war a user fu mu war a dem na fa dem na àgg si
fépp foo xam ne dafa war a àgg rek te ñuy sóoraale itam Gambia du Greater Banjul area rek waaye ba si urban area yëpp si la bokk ñu leen di sóoraale waaye fii li si bëri nag fii rek lañ si dee sóoraale waaye dontale fii la problème yëpp nekk waaye bagage si ñëw na nañ ko defee ni ñu ko war a defee fu mu war a dem na fa dem ñi si war a am ñi si war a am comme jëfandikookaay yi ci fekkee ne yu jëm si mbiri lopitaan la nañ fexe ba lopitaan si yëpp daj nañ ko doxee nañ ko usee ni ñu ko war a usee daal mu bañ a am loo xam ne ni fekk jaaru si yoon. waaw exactly loolu am solo waaye bu fekkee ne tamit taxaw seetlu ci beneen boor mu ngi war na cee mën a am mooy of course ñu gis nañ ne ndimbal bu bëri macha allah xëy na sax doy na doyul yegsi na ci réew mi bu mbas bi ñëwee fii wala dooree fii depuis maaj ba léegi waaye léegi sax ngay dégg ñenn ñuy faj mooy ay of course docteurs yi ñu nekk frontier line workers yi ñu ngay complain jumtukaay yi dese na leen bu baax. ci côté boobu est-ce que foog nga ni tamit nguur gi xëj na ndimbal am na waaye tamit taxawaay bi waruñ koo gën a mun a yokku pour gis ne ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy jàmmarloo ak mbas mi ñoo gën a am li nga xamante ne mooy li leen di aar ak yu mel noonu te xam naa ne du ñàkk jumtukaay yi tamit bokk na ci waaye dafa mel ni yëf yi doyagul ba léegi comme ni mu waree daal. mu mel ni ñëpp yelloo ñu ndimbal waaye rawatina ñooñu nga xam ne ñooy taxaw ñu feebar parce que Amadou wax dëgg yàlla machine bu nekk bu amutee gasoil du dem soo ñooñu nag ñooy engine bi soo dañ ko war a toppatoo ñooñu seen jumtukaay waaye na si réew mi def lépp lu nga xam ne mun nañ ko waaye not only jumtukaay rek de seen mbir tam dañ si war a taxaw bi nga xam ne kii faj tam xolam dafa war a wér xelam dafa war a wér waaye si xolam feebaree xelam feebar goo mën a dina def lu sotti soo ñu ñëpp dafa fare fexe seen xol di dal seen xel dal su ko defee kuñ faj yàlla mun na def nga wér soo ñooñu tam ñuy sóoraale leen bu baax a baax jumtukaay yi nga xam ne dafa ñëw si fekkee ne si ñoom la jëm tam neen fexe ba jot ko ñoom use ko waaye dem te tàllal loxo yeneen te lijjanti yeneen yu nga xam ne nii moom lañ ko li Amadou mbir mi fu mu nekk nii dafa doy waar ba nga xam ne ni lépp bépp pexe bi gouvernement bi am rek si mbiri jumtuwaay si mbiri xeex ko lépp xam naa dinañ si taxaw pour gis ne ndimbal am na ba yàlla def si jàmm parce que fu mu nekk nii ni moo continuer nii defe na lii óorut te baaxul tam si réew mi waaw xam naa ne nañ ci dellusiwaat ndax wala sax ci loolu la ñëw desandi ba léegi ci mbas mi taxawaay bi kilifa yi fii ci biir réew mi ak ci biti réew daanaka daal yéene bi ak jubluwaay bi benn la mooy naka la ñëw fexe daan li nga xamante ne mooy COVID-19 because it's really wreaking havoc right now in the country in the continent with Africa and of course the world